saa boo jugee yeewu ci lal teg sa tànk ci suuf yaa ngi dégg musiba muy dalati sa kaw ah Macky Sall wax na ba signé APE mais sunu mbay mi ñun fa lañ jëm ak moom sunu jënd ak njaay mi ñun nan la ñuy def ak moom kon léegi ñun dañuy topp tubaab yi ba xëy dee luñ ko def. bu mu njaam la Macky delloosi intérêt tubaab bi gàkk sunu loosi may laaj Afrika lu dal sunu boosi Paul Biya Ouattara Macky signé na APE nag mooy yàq sunu jënd ak njaay suuxal sunu mbay lii def ñuy rey APE nag mooy sunu dellu arrière yi dindi taxi. 46 minutes après 14h mu ngoog donc ci gan yi bokk na ci Abdou Karim Gueye salaamaaleykum. maaleykum salaam la may maa lay ziar. naka waar. maa lay ziar bër naka jaajëf sama beneen gan bi tur bi dama koy xaw a tip si tuuti. kii mooy Guy Marius. Guy Marius. Comment tu vas? Ça va et toi? Tu peux t'éloigner un peu. Ok. Ok, voilà. C'est bon là? Cool, voilà. Très bien. Voilà, on vous laisse vous présenter. Je m'appelle Guy Marius Sagna. Man maay coordonnateur coalition nationale non aux accords de partenariat économique. Très bien, muy APE. fi ñu koy dooree donc d'abord ngeen expliquer ñu APE pour sénégalais yi ñu déglu lan mooy APE. d'abord dañu nuyoo di la ziar di la remercier aussi ci invitation bi. jaajëf. di dalal sénégalais yi leen wax ni waa jigéen dégg baatam mooy Karim Gueye. ñu gën ko xam Karim Xurum Xaax. ma ñëw teew fii en tant que représenté fi mouvement Nitu Dëgg. ak sunu naataango yi nga xam ni boobu léegi ñu ngi ànd di xeex. dañu nekk en phase. ci li nga xamante ni mooy li maanaam suñu doon wax ni Ebola du ma naan Ebola sama dama naan Sida la bu dugg ci réew mi te gars yi jëmuñ cee def dara. jotoon na fi bëggoon dugg nag ci nguurug Abdoulaye Wade bi. Abdoulaye Wade moom peut-être il avait un peu amoon na benn bañ bu tuuti bu nekkoon si moom. malgré li mu mel yëpp. xeexoon na ba gars yi doon xeex ni duñ fi bàyyi APE mu dugg fi parce que Sénégalais yi ñëpp taxaw on signe pas ba Sénégal yëpp xam ni. li baaxul mu fexe ci def communication bu am doole. ba Sénégalais yi comprendre président bi bañ ko président nag moom mooy koo xam ni si réew boo ko falee mooy lépp loo xam luy ngaañ réew ma la maanaam loo xam day lor réew mi. président ba da ciy jàpp moom day taxaw bu taxawee taxawaay boobu rek day am solo. donc loolu APE nag damay bàyyi ji mu développé si xam naa ni moom dina ci gën a mën a yaatal. après ñu dellu si quoi. aywa ji expliqué ñu ci APE lan mooy APE. Alors comme ni nga ko waxee sànq APE mooy accord de partenariat économique. Depuis 2002 Union européenne mu ngi négocier ak CEDEAO benn accord de partenariat économique. ñuy profité di wax ne en même temps mu ngi négocier ay ñoom Afrique centrale Afrique de l'Est Afrique australe Pacifique Caraïbes benn accord de partenariat économique. Alors ci gàttal Union européenne lu mu bëgg moo di ne ñu wàññi li nga xam ne moom la marchandisme yi nga xam ne ñoom ñoo war a dugg biir Sénégal ak yeneen fukki réew ak juróom yu composé CEDEAO ak Mauritanie ñu wàññi seen droit de douane lu ñu doon fay. ok d'accord loolu mooy bi ci gën a fës. alors ñun ñi nga xam ne nag dañoo am péete ci mbir mi parce que dañoo ne ñun d'accorduñu ak accord de partenariat économique. ñu jàpp ne réewu CEDEAO yi. bokk na ci seen mën-mën seen am-am. li ci gën a am solo bokk na ci droit de douane yi. alors droit de douane yooyu buñ ko wàññiwee ci marchandise Union européenne. dina am lu mu wàññi ci mën-mënu suñu gouvernement yi. alors bu wàññee seen mën-mën kon gouvernement bi day daal di am jafe-jafe pour dab bànneexu askan wi ci wàllu njàng. ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu xëy ak gontu ci wàllu éclairage public sécurité ci wàllu aar askan wi ci terrorisme bi nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy waxtaanee taay. d'accord da ngay jël réew mu mel ni en fait Nigéria APE amagul waaye Nigéria am na jafe-jafe pour xeex contre Boko Haram. ndaxte amul soldat yu doy amul ngànnaay yu doy alors imaginez APE yooyu bu ñu ko appliqué mu nar a wàññi mën-mënu suñuy nguur Nigéria mooy première puissance économique d'Afrique mu am jafe-jafe pour jàkkaarloog les terroristes. Mali gis nañ ne au niveau de Kidal bu dul woon France d'accord. maanaam Mali dina am jafe-jafe ak waa ak nii mu jaww ak ñoom seen. donc Sénégal waxuñu ko donc loolu mooy APE wàññi mën-mënu suñu nguur. alors nguur goo xam ne dama koy fàttali amul lu muy séddale ci jamono campagne agricole bii passé lu dul 13000 semoirs
13 000 semoirs le séddale ci wàllu matériel agricole subventionné. Je rappelle que Sénégal 12 000 villages la. Donc ça veut dire que suñu mën-mën ñun réewu Sénégal. mu ngi toll ren ci 13 000 semoirs. dans un pays qui compte plus de 12 000 villages donc seetal ñaata paysans nga séddale leen 13 000 semoirs réew moom war na tal leneen lu dul d'accord naan day wàññi mën-mënam. réew moo xam ne nee nañ d'accord y a 6 622 abris provisoires ci wàllu école yi maanaam gouvernement bi ne il faut 76,6 milliards gouvernement bi ne loolu mënu ko moom rek d'accord réew moom war na tal leneen lu dul d'accord wàññi ay mën-mënam. il y a un gap de 4000 sages-femmes au Sénégal loolu bokk na ci li indi 33 000 enfants de moins de 5 ans yuy dee at bu nekk Sénégal 33 000 ça fait 93 enfants de moins de 5 ans yuy dee Sénégal bés bu nekk ndax lan y a pas suffisamment de structures de santé. ndax lan y a pas suffisamment de sages-femmes. Le Sénégal en manque en fait 4 000 ndax lan y a pas suffisamment et cetera de pédiatres. alors réew moom war na tal leneen lu dul wàññi ay mën-mënam. waaye APR yemul foofu. ñaareel bi moo di ne marchandise u Union européenne may fàttali ne Union européenne c'est 28 pays. bu ñu duggee Sénégal donc gën a yomb parce que dootuñu fayate lu ñu doon fay pour dugg suñu réew. ça veut dire que suñu ay entreprises dinañ am jafe-jafe. ndaxte seeni marchandise day daal di gën a yomb. déjà gis ngeen boo jëlee exemple soble suñu soble Sénégal duñ ko mun jaay bu fekkee soble Hollande wala soble France dugg na suñu réew. pour ñu mun jaay soble vallée bi foog ñu tëj frontières yi. ñun ñëpp ñu ngi koy gis. donc boo jëlee cas boobu rek da ngay naan kon marchandise Union européenne bu naree gën a yomb. suñu ay entreprise dina tëj suñu ay béykat. dinañ lambale. suñu ay béykat dinañ gën a ndóol. ñuy gën di ñëw ay Dakar ñuy gën di ñëw ay Kaolack ay Mbour. d'accord ñàkk xëy bi yokk. ndóol bi yokk insécurité bi yokk. d'accord. Dakar bi nga xam ne c'est 3% du territoire national bi nga xam ne y a 25% de la population dina gën a xat dina gën a métti pour nit ñi ndaw yi dinañ gën di jël gaal d'accord pour dem Union européenne Océan Atlantique ak mer Méditerranée gën a nekk des fosses communes pour notre jeunesse lii mooy accord de partenariat économique may daaneel ci benn mbir ndaxte luñ ci wax rek xeeb ko te bëri na te xëy na xajul ci émission bi ci benn mbir laay daanelee ci mbir moomu moo di ne 6 mois après. bu ñu signé APE 6 mois après. d'accord Union européenne ak CEDEAO dañuy négocier yaatal yombal boobu ñuy yombal marchandises yi yaatal ko ci propriété intellectuelle ci mouvement de capitaux et cetera ci services yi. d'accord donc bio boo ñu ne dañuy gën a tënk Sénégal dañuy gën a jatang Sénégal gën a ñàkk moom boppam Sénégal gën a ndóol gën a nekk ci sous-développement. mais si wàññeeku boobu ngay wax. maanaam wàññeeku li ñuy wàññi. kan may wàññi Sénégal may wàññi wala ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo signé accord bi ñoom ñooy wàññi. c'est-à-dire que bu ñu xasee ba signé diggante CEDEAO d'accord te Sénégal bokk na CEDEAO. diggante CEDEAO ak Union européenne. pour tous les pays d'accord marchandises Union européenne yi yu ci bëri seeni droits de douane dañuy wàññeeku. alors da nga may j'en profite pour dire que pour Sénégal dañoo calculer ne APE boobu bu ñu ko appliqué la première année 5 ans après Sénégal dina perdre chaque année au moins 75 milliards. 75 de francs milliards CFA au moins bu ñu defee ñaar fukki at ak APE boobu on va perdre 240 milliards par an de francs CFA. donc loolu daal mooy accord de partenariat économique loolu la ñu ñàkk ànd d'accord loolu la ñuy xeex ñu ànd ci ak suñu mbokk waa nitu dëgg. mais selon yow lan moo tax Abdoulaye Wade bañ ko Macky Sall ñëw signé ko. waaw dañoo am suñu benn xarit boo xam ne mu ngi tudd Zigzag muy Omar Sarr day faral di wax ne président yu nekk biir Afrique li ci bëri li ci ëpp dafa mel ni dañoo nekk ay mbër yoo xam ne dañoo jël avance donte supporters yi ñu ngi naan yaawu jàll bul dem bëre ak Bombardier ndaxte Bombardier dina la rey supporters yi di wax di yëngu naan bàyyi li nga voilà dañoo jël avance ñuy bëre dafa manqué patriotisme ci Afrique dafa manqué nationalisme ci Afrique dafa manqué ay Thomas Sankara ay Lumumba maa ngi dégg barki Demba Ndiaye ñuy comparer en fait Macky Sall ak ñoom Sankara Lumumba ak Mandela waaye boo gisee lii njëriñu Union européenne la d'accord c'est pas njëriñu Afrique donc bu fekkee yow tu es un héritier de Sankara tu es un héritier de Lumumba am nga beneen taxawaay lu dul jël sa askan tayle ko jël sa réew jatan ko tënk ko Karim. Yoman c'est très important je crois que la may dégg nga li mu wax c'est-à-dire li ñu comprendre li tax xam nga mouvement nitu dëgg c'est-à-dire ñun mouvement bi je pense que d'autres mouvements bu ñu présenté gars yi xam nañu ci lan la ñuy yëngu ak fan la ñu Sénégal toll li ñu boole ñun ñëpp mooy fexe ba xeexal Sénégal mais ñun dañuy xeex impérialisme sur toutes ses formes nag c'est-à-dire lépp loo xamante ne ni maanaam
dafa nekk loo xamante ni luy toroxal suñu réew la impérialisme te yaa ngi wax léegi Sankara Thomas Sankara dafa xëy impérialisme ba xëy dee kenn gënu ko nekk révolutionnaire ci Afrique donc mënuñu tëggale Thomas Sankara ak koo xamante ni day liggéeyal tubaab bi Thomas Sankara Mitterrand dafa ñëw seeti ko mu doxaloo ko 4 kilomètres 7 kilomètres Mitterrand ñibbi tooy c'est-à-dire Thomas Sankara dafa nekk koo xam ni dafa ñëw ne waa dëkkam lépp loo xam ni dañ koy dundee ci dëkk bi lañ koy bayee dañuy fexe ba lépp lu ñuy liggéey ñu def consommer local li ñuy liggéey yëpp fexe ba Burkina Faso développé ci 4 ans am autosuffisance alimentaire donc kon kooku mënuñu ko tëkkaleeg président boo xamante ni dafi nekk di liggéeyal tubaab bi donc ñun nag nitu dëgg li ñu gën a boole coalition non zappé ñun dañu nekk comme ni ma la ko waxee sànq dañuy xeex impérialisme bi ñu déggee affaire coalition non zappé yi gars bi ñu sollicité boobu léegi depuis 1 an mën naa ne ñi ngi ci di waxtaan di xool naka la ñu mën a def ba càmbar ko ba mën ko xeex léegi nag ñun aussi dañu am on a que le hip hop yoo xam nga la may seen am lu bëri loo xam ne dama la ko expliquer xam nga ko mooy ñun rap lañ am hip hop lañ am ñun d'abord ak bon nitu dëgg c'est formé am na ay journalistes am na ay étudiants et tout mais ñun hip hop la ñuy jiital parce que ñun à travers le rap on a compris que ci le message yu bëri di mën a jàlle ci nga mën a defee ay proximité et tout donc ñu am benn programme boo xam ne dañ ko teg ci coalition bi ñoom ñu jiital si nitu dëgg ñoom ñu jiital si nitu dëgg pour lépp loo xamante ni programme bi day nekk lu jëm ci wàllu d'abord sénégalais yi xam lan mooy APE parce que sénégalais yi xamuñu lan mooy APE xamuñu ko et li grave mooy sénégalais yi xamuñu ne Macky Sall signé na APE ba pare signé na ko ba pare man foofu laa bëgg a xam lan moo tax mu signé ko te Ablaye Wade bañoon ko te amul benn intérêt pour Sénégal APE foofu laa jëm si c'est-à-dire d'abord il faut gars yi comprendre que ni Macky Sall c'est un marionnette c'est-à-dire marionnette mooy koo xamante ni day liggéeyal tubaab bi c'est-à-dire Macky Sall nekk na président boo xamante ne ni c'est-à-dire tubaab bi la fi nekkal moom bu mu njaam la delloo si waat loolu je pense que dégg nga ñu ngi ko wax ci saaw ni ñu ngi koy wax fu nekk pour mu fexee tas léegi suñu combat nekkatul ci la personne de Macky Sall parce que xaaratuñ ci moom dara xam nañ ni maanaam patriotisme bu ndaw bi nekkoon ci Abdoulaye Wade Macky Sall da ko dindi Macky Sall lu ndaw li Abdoulaye Wade gëmoon ku sug tuut sax ci dindi fi Bolloré ci port bi jëlee fi armée française nangu affaire yi au moins ne Sénégal au moins nañ dindi li nga xamante ni mooy cordon bi nekk diggante Sénégal ak France mu dindi ko Macky Sall dafa indiwaat loolu donc ñun xaaruñu dara ci Macky Sall parce que xam nañ ni il n'est pas compétent xam nga du Macky Sall n'est pas un révolutionnaire du moom mooy révolutionner Sénégal donc ñun on a compris que ni donc li ñu amal solo mooy ñu fexe ba Sénégalais yi parce que foo dem ci constitution bu mu mënti nekk ci àdduna écrit noir sur blanc que réew mu ne ak lu mën ci am ak lu mën a doon bu fekkee ña ko yor dañu nekk ci naka su dul noonu c'est un droit absolu peuple bi jug foqati arraché pouvoir bi loolu ci constitution yëpp lañu ko bind pour yow kon dafa bëgg neexal européens yi moo tax mu signé ko mais c'est-à-dire non c'est-à-dire du neexal de c'est-à-dire moom ci loolu lay dox ci liggéeyal européen c'est-à-dire moom ministre Hollande la c'est-à-dire Macky Sall c'est un ministre français c'est-à-dire dama bëgg nga comprendre que ni dafa mel ni Sénégal benn région la bu nekk France noonu lay doxee selon gouvernance régime bii nii Macky Sall noonu lay doxee parce que loolu moo ko fal loolu la gëm te loolu moo dafa jàpp ni loolu moo ko teg fi mu yegg donc ñun suñu combat nekkatul ci pak Macky Sall mais mi ngi nekk ci Sénégalais yi ñun doomu réew mi ñoom ñu comprendre suñu mbay mi ñu comprendre suñu jënd ak njaay mi tey ñu comprendre expliquer Sénégalais yi ne leen taxe douanière yi day dañ Sénégal kat budget Sénégal 80% ci budget Sénégal ñu ne leen taxe douanière la te lii bu ñu ko nangoo maanaam 80% day dañ ci budget Sénégal genre yooyu expliquer leen quoi dégg nga jun wax léegi 75 milliards donc yooyu c'est des choses yoo xamante ni c'est très très important pour ñu expliquer ko gars yi n'est-ce pas donc man je me suis dit que ni ñun donc suñu combat loolu la suñu combat mooy fexe ba Sénégalais comprendre danger bi nekk ci APE li nga xamante ni moom la Sénégal di ñàkk donc loolu mooy liggéey nitu dëgg moo waral ñu ñoo fekk ci waa coalition léegi li ma bëggoon ci beneen explication boo xam ne sunu maam bi nga xam ne mu ngi toog waaw sunu maam bi nga xam ne mu ngi toog ci kër gi te comprendre ba léegi dama koy jël benn exemple c'est-à-dire kii napp jën par exemple kii napp jën tubaab bi war a ñëw napp si tey buñ signé accord APE ban jeexital la ko mën a andil moom te ñu jël exemple rek ci napp mi quoi ci napp bi jeexital ban la ko mën a andil. alors mënuma jël exemple ci napp gi. ndaxte bu ñu commencé waxtaan bi ba léegi. dañoo wax mbiru marchandise. marchandise yuy jóge Union européenne di ñëw biir CEDEAO. or ci marchandise yi Union européenne di dugal biir CEDEAO ay jën yooyu bokkuñu si on xeex moom lay ñëw jël si jën voilà marchandise yi nga xam ne day jóge par exemple ñoom bu ñëwee jël si jën. est-ce que am na jeexital par rapport ak APE. non c'est-à-dire que l'exemple en fait de la pêche n'est pas du exemple bu gën bi mais. léegi kon côté port. c'est-à-dire quel que soit marchandise buy jóge disons ci usine. buy jóge ci usine ci Europe. voilà wala kon marchandise bi nga xam ne. yàpp la mbaa pëndax meew la maanaam buy jóge ci mbay mi. alors par mbay je dis agriculture et élevage. alors damay joxe benn misaal. alors pëndax meew bi
am na pëndax meew buy jógee Union européenne di dugg biir CEDEAO. d'accord pëndax meew boobu ak APE yi dootuñu fayati benn droit de douane maanaam bu ñuy dugg biir Sénégal. ak yeneen fukki réew ak juróom yi CEDEAO ëmb ak Mauritanie dootuñu fayati dara pour dugg. ñoom bu ñu andee seen marchandise quoi. voilà pëndax meew boobu damay joxe kaaw pëndax meew parce que mbir mi dafa am ay yu sew yu bëri yoo xam ne voilà ça dépend des marchandises. mais marchandise u pëndax meew jàppal ne ak APE dootul fayati dara pour dugg biir CEDEAO pour dugg biir Sénégal. mais pëndax meew boobu bu naree gën a yomb li mu naree indi mooy xëy na Vitale dina tëj Baarale dina am jafe-jafe. Alib dina am jafe-jafe. Jabot dina am jafe-jafe. d'accord ñooñu bu ñu amee jafe-jafe dañuy tëj bu ñu tëjee ñàkk xëy bi yokk bu ñu tëjulee dinañ def licenciement pour motif économique. donc ñàkk xëy dina yokk ndóol dina yokk. muy benn ñaareel bi moo di ne suñu maam Kocc Barma daan na ko wax nit boo koy jox bés bu nekk li mu gën a soxla da nga koy def ab njaam. ça veut dire que ci meew on va dépendre de l'extérieur. meew boobu lu nekk mën na ci nekk ay OGM organismes génétiquement en fait modifié ak yeneen gis nañ fi yàpp fas wala yàpp nag yi nga xam ne en réalité bu ñëwee bi ci biir yàpp mbaam la woon. man bëgguma askanu Sénégal di lekk loo xam ne wóorul baaxul ci moom. beneen bi mooy sàmmkat yi. waaw ba ndax meew boobu bu naree gën a yomb. mais sàmmkat lan moo tax ñu nar a sonal seen bopp. seen i meew dina lamb. càmm gi dina gën a dee. dina gën a suux. d'accord nga def la même chose ci yeneen produits yoo xam ne sont des produits agricoles parce que les céréales vont être touchées ba mu des ceeb bokkul ci APE donc amul problème. mais yeneen céréales yi APE yi dina leen impacté béykat bi bu jaayee benn yoon mu lambale bu jaayee ñaari yoon mu lambale dootul jaay. dootul sàmm sax. merci donc ce qui va li mu nar a indi mooy dinañ nangu seen suuf jox ko li ñuy woowee agrobusiness. ba pare taux de chômage bi day ëpp. merci. taux de chômage yokk ñu nekk ay manœuvres agricoles ci seen suuf bi nga xam ne seen suufu maam la woon voilà ce qui va arriver dans ce pays là. ok donc léegi suñu comprendre donc bu ñu signé accord APE tey càmm bi présent càmm bi non mais des na. waaw des na xam nga des na non loolu dañ ci ñëw. waaw dañ ci ñëw léegi. par exemple APE ñu signé ko tey kii sàmm ay nagam ak yooyu. war a jaay soow. ki nga xam ne moo yor benn usine boo xam ne day defar meew fii. bu ñu demee ba benn moment ñu signé APE meew bi nga xam ne mooy jógee bitim réew di ñëw. day gën a yomb maanaam kii sàmm fii nii bu doon jaayee 1000 francs APE bu ñëwee kooku mën na jaayee dërëm. te du ko wàññi dara. absolument n'est-ce pas. absolument donc kooku tam day mujjee ñi nga xam ne ñoo nekk ca Europe di andi meew mi. mun nañu sax jëriñoo suñu sàmm yi fii. bu baax a baax dem yóbbu si seen réew ñoom. bu baax a baax maanaam ñoom mun nañu jëfandikoo meew bu baax bi. bu baax a baax jox ñu sax bu bon bi ñun. nga yokk ci ne très bien nga yokk ci ne PME yi nga xam ne. ñu ngi liggéey dans la transformation du lait ñooñu dinañ am jafe-jafe dinañ tëj mbaa ñu licencier. nga yokk ci ne nguuru Sénégal li pëndax meew doon fay pour dugg biir Sénégal te dootu ko fay nguuru Sénégal mën-mënam day daal di gën a. wàññeeku d'accord donc insécurité bi day daal di gën a yokk. fan yi rek ñu ngi doon dégg ne donc ban lu mu doon dugalatu ko. merci donc loolu la alors am na question bu am solo bi nga laaj Karim Sànq alors lan moo tax Macky Sall di signé. mais la même question posé nañ ko jamono esclavage. lan moo tax suñu yenn maam yi doon collaborer ak tubaab bi di jàpp seeni morom. noir di leen di jaay. c'est la même question en réalité il faut savoir que à chaque moment de l'histoire dafa am Afrique digne ak Afrique indigne. dafa am Sénégal digne am Sénégal indigne. c'est très important am ñoo xam ne nekk ñu fi lu dul wëyal jatang bi ndaxte ñoom xëy na seen tedd nga ak seen teranga ci loolu la sukkandiku. am ñeneen ñoo xam ne ba dee dañuy bañ alors nitu dëgg ci lañ bokk ñeneen ak ñeneen ci lañ bokk. ñuy profité di féliciter en fait nitu dëgg ci en fait single bi je rappelle que c'est le deuxième single sur les APE après single bi nga xam ne. ñoom Ablaye Wade defoon na ko. absolument absolument mais foofu laay waxee lan moo tax. jamonoy Ablaye Wade ñëpp yuuxandoo. artistes yi ñëpp jugandoo. te bii bëriwul ñu jug. te alors que bii signé nañ ko te bee sax signé wuñ ko te ñëpp jugoon nañ. non xam nga lu mooy problème c'est-à-dire lépp mi ngi dépendre ci ban xeetu président nga xam nga Abdoulaye Wade dafa nekk nit koo xamante ni je pense que moom nguuram gi malgré li mu def yëpp conneries yi mu def yëpp mais am na leneen lu nekkoon ci Abdoulaye Wade mooy dafa tubaab bi la Abdoulaye tegoon ne. ala li ko fi wàcce tubaab bi bokk nañ si du bëree bëri. c'est-à-dire moom dafa jël tubaab bi comprendre ñii mooy loolu munoo indépendant ak tubaab bi. donc Abdoulaye dafa tegoon tubaab bi ne mais léegi liggéey bi waroon ci li nga xam ni mooy pour population bi comprendre informer leen c'est-à-dire Macky Sall li mu njëkk a def li mu njëkk ay Sénégal xam nga lan la mooy dafa li mu njëkk a def mooy manque de respect sénégalais yi Macky Sall buy dem interview télé tubaab yi lay dem. sans programme tubaab bi la koy wax. day jékki-jékki rek jàppale may seen tëj ministre bi def conférence procureur def conférence de presse. c'est que li mu njëkk a def mooy wan askan wi ne yéen du ngeen ay nitu dara respecté wuñu leen. parce que ñoom du ñu renseigner peuple bi ci li nga xam ni moom lañu nekk di def. léegi nag ñun au fait ñun loolu mooy suñu liggéey mooy ñu fexe ba peuple sénégalais bi comprendre naka la Sénégal di doxee
à travers le rap bi ñu am créé teg ay mouvement def ay conférence de presse def ay single di mobiliser peuple bi ñu comprendre bi nga xam ni moom la Sénégal nekk di dund Sénégal dañ doon wax ni bokk na ci 40 pays yi gën a pauvre en Afrique. Il y a même pas 4 ans 5 ans léegi nee nañ bokk na ci 25 pays yi gën a pauvre. léegi bu ñu signé après yi Sénégal day bokk jàpp 5 pays yi gën a pauvre ci àdduna bi. loolu bul sonn parce que li Sénégal di perte déjà Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ni amul benn ressource amul loo xam dafa taxaw li ñu am mooy li ma professeur Tounkara di wax des fois da ko wax naan am nañ lépp. su ko souvent danaan am nañ géej am nañ Sabadola or la am nañ mais yooyu yëpp ñu am noonu tubaab bi da co teg loxoom. xam nga dafa am loo xam ni c'est très important il faut Sénégalais yi xam lan mooy impérialisme c'est-à-dire surtout bu économique ñu def dafa doy waar. tubaab bi depuis jamonoy maam ah il y a 300 ans dañ doon fexe di xeex ah Afrique jàpp africains yi di jël ñëw di jël di jóob ñu dem di liggéey ñu pare ci loolu tubaab noonu la mel tubaab noonu la day dundee moom teretu jàmm rek lay dundee. mu pare ci loolu après ñu ñëw ci colonisation. ñu ñëw ci colonisation nekk si ba colonisation jeex léegi nag ñu ñëw ci néocolonisation c'est-à-dire dañuy fexe am ñoo xamante ni à chaque fois ay pion lañ yoo xamante ni ñoom dañ leen di liggéey maanaam ressources yi leen Afrique di jox revenu yi leen Afrique di jox dinañ ko jox depuis des années et des années ñu fexe nu leen koy joxee saa su ne te duñ ci ñaaw maanaam Afrique mooy dundal européen yi dañuy am benn Macky Sall boo xamante ne nii marionnette la gëmul boppam juddu après indépendance te xamul fu muy taxaw topp tubaab bi gëm ni moom tubaab bi ñoo koy defal li mu am fekk nax na boppam. parce que actuellement pourquoi doo wax président Macky. président Macky Sall ok xëy na habitude président Macky Sall alors président Macky Sall man du dara sax dama bëgg rek pour gars yi comprendre que ni ñun amuñu problème ak président Macky Sall amuñu problème ak kenn c'est-à-dire ñun peuple sénégalais bi moo ñu ñor ak intérêt réew mi. ci loolu rek la ñuy dox mais suñu combat mooy pour que sénégalais yi comprendre ban taxawaay la ñu war a taxaw par rapport ak li nga xam ne moo fi ne Abdoulaye Wade bañ ko ba ñëpp tëdd ci suuf xam nga Abdoulaye Wade la doon wax. je me rappelle bien Farba Senghor sax doon def ay kii si télé yi naan APE baaxul musiba la ku ko signé nga sa toroxtaange suñu lor loolu lañ doon wax te boobu Macky Sall mi ngi woon ci gouvernement bi. est-ce que tu as vu ce que je veux dire. donc il avait tout compris donc xam na danger bi ci nekk yëpp donc li ko intéressé moom Macky Sall li ko intéressé du le Sénégal li ko intéressé mooy moom moom relation bi ak extérieur lay lijjanti moom en personne moom après bu jógee fii lan la mën a nekk après et tout donc ñun li ñu intéressé nag mooy ñun suñu réew parce que ñun ñoo fi des suñu doom ñoo fi des il faut ñu lijjanti Sénégal expliquer nit yi. très bien wax leen carrément lan mooy Sénégal fan la Sénégal jëm ak li nga xam ne mooy APE. président Macky signé na APE. dañ ko yóbbu assemblée nationale pour valider ko ban taxawaay la sénégalais war a taxaw gannaaw ba ñu déggee ay député yi fii raak mel ni arène ba léegi foofu lañ ko sandi. est-ce que mun nañu yaakaar ci député yi nga xam ne ñi dóorante ay kurpañ pour ñu bañ a valider li nga xam ne mooy APE bi ci assemblée nationale wala boog bu dee amoo leen yaakaar ci député yooyu noonu lan la askanu Sénégal ban taxawaay lañ ci war a mën a def est-ce que dañuy wax ni même bu ko jaree nañ def retour 23 juin pour mu ñëwaat pour que ñu bañ a valider loolu. am nañ yaakaar bu baax a baax ci député yi ndaxte sans dugg ci débat boobu nga xam ne mooy assemblée nationale transformé nañ ko en arène nationale député yooyu doon xeex ñi ci ëpp. ñooñu d'accorduñu ak APE. ndaxte député yooyu ay député PDS ñu ngi ci. député yooyu ay ñoom Mamadou Diop Decroix ñu ngi ci. ñooñu d'accorduñu ak APE. boo jëlee tamit Benno Bokk Yaakaar député en fait yi ci bokk am na ci ay député yoo xam ne d'accorduñu ci APE boobu da ngay jël sëñ Mansour Sy Djamil nga jël Cheikh Oumar Sy nga jël Awa Dia Thiam ak ñoom seen. d'accord donc am na ñoo xam ne d'accorduñu xëy na mënuñu xam lim majorité bi voilà en fait trop léegi liggéey bi fu mu nekk nii mooy foog ñu wax ak député yi. ñu waajal bés boobu. ku nekk fi nga nekk boo amee député damal wax ak moom. ku nekk fi nga nekk waxtaanal ak sa waa koñ. waxtaanal ak sa waa dëkk. ngir yee d'accord et c'est en cela que le single de en fait nitu dëgg dinañu jàppale. ci maanaam sensibilisation bi mobilisation bi. léegi nag xeex bi ñaar la biir assemblée bés bi nga xam ne ci la APE nar a dem foofu ak ci biti assemblée. mais bul fàttali ni tamit président parti au pouvoir mooy majorité. bu baax a baax dama lay fàttali ne le 23 juin Ablaye Wade amoon na majorité. mais boobu tamit dafa amoon xokkatalu askan wi. loolu laay wax moo tax ma ne la ñaar la biir assemblée ak en dehors de l'assemblée. bés bi nga xam ne on va saisir l'assemblée nationale. il faudra que balaay bés boobu ñu waajal ko ngir bés bi mu am une mobilisation énorme devant l'assemblée nationale. ok donc yéen donc su ma la déggee bu baax a baax appel bi ngeen bëgg a def mooy askanu Sénégal jour bi nga xam ne dañ war a voter APE biir assemblée nationale nit ñi defoon ca 23 juin dem taxaw ca buntu assemblée loolu ngeen di woowaat askanu Sénégal. kese c'est-à-dire la may xam nga dafa am loo xamante ni dafa am solo trop pour gars yi comprendre que quoi xam nga man xam nga ma yow. yàgg na quoi. Jimmy c'est-à-dire mën nañ dafa yor këram di liggéey yor salaire am
nekk ci réewam di liggéey nekk ci liggéey am ay dépenses quotidiennes ak yooyu am di liggéey xam nga man dama nekk sama liggéey donc ñun li ñu boole xam nga lan la lenn il faut gars yi di comprendre loolu quoi mooy Sénégal. Sénégal dañu nekk en face Sénégal moo ñu boole. dañu toog ñu xool li nga xam ni danger la ci askan wi gis nga bu ñu jugul ah réew bu amul ñu jugul di wax te yàlla rek a tax nag laa xam bu ñu ko deful ah. réew may pëtëx. comprendre nga xëy gis jékki-jékki benn jigéen bi def sili bu neen wala nga jékki-jékki gis ci télé bi ñu ci wane ñu wane ci ay film yoo xam ne am ay film porno moo am ay nit yu jug taxaw ci télé yi kaas ko. ñu xam ni réew mi kat am na ay nit yoo xam ne dese nañ tuuti valeur am nañ principe. am na lu ñu gëm ci réew. réew dafa am solo dafa baax am ay nit yu jug di kaas ci loo xam ne day doxal réew moom noonu. gis nga suñu président yi waruñu yaakaar ci ñoom dara c'est très important man maa bëgg loolu message bi dafa am solo trop pour gars yi comprendre ko ñun on a fait le choix nekk ay rappeurs mais pas rappeur boo xam ne da ngay rap rek da ngay rap aussi par principe par conviction par concept am fooy taxaw am looy wax am foo jóge am foo jëm loolu moo indi nitu dëgg léegi nag bu ma la may seen woowee tey léegi nii ne ma Karim man de feere gis naa fa loo xamante ni wax dëgg yàlla buñ ko bàyyee taliba de accident lay mujj te accidenté xamuñ doomu réew mi ñoo fay gaañu dama naan la may foofu fan la mu ne ma bërëb sàngal ma ne ko la may nañ dem ñu dem xool naka la ñuy def taxaw foofu yor drapeau rouge wala dara wane ko ba ku fa ñëw doo def accident ñu xool naka la état bi di def wala koo xam ne moo yor foofu mu defar ko ba ku ñëw mën faa jàll te doo gaañu loolu mooy defar réew la may loolu mooy doxal réew kanam léegi nag liggéey bi bari na ku nekk ca wàlloo nga nekk war nga cee mën a xeexal sa réew ci anam ba nga nekk mu dox ñun loolu la ñuy doxee loolu lañ gëm léegi nag li tax ma lay wax li dama lay delloo soit pour ñuy déglu xam nga sénégalais da am yoo xam ni au fait souvent man damay bëgg à chaque fois di wax ak sénégalais lambda bi ñi nga xam ni mooy ki nga xam ni dafa dem moom dafa comprendre lu bëree bëri foog ñu expliquer ko carrément ci olof leeral ko pour mu comprendre ko man souvent ñoom laay waxal moo tax damay dellu soit di leeralaat mais APE assemblée nationale ah buñ ko validé mooy Sénégal torox na Macky Sall nag pour man sénégalais dañoo war a ibbi seen bët xool ko xam ni bi mu fi faloo ba léegi deful lenn luy tax président Macky Sall nga baal ma deful lenn luy tax ñu ne dafa respecté Sénégalais yi. deful lenn luy développé Sénégal luy jëmal parce que état continuité la. yi nga fi gis projet yi di dox ni yëpp moom da ko fi fekk donc day yeggal rek mais Macky Sall tegul dara loo xamante ni lu toog lu concret la lenn du lenn. PSE bi ñuy wax nii ku ne xam nga ni PSE bi tey bu ñu la koy expliqué li mu xaar ci tubaab bi moo taxoon mu signé API ba tey tubaab joxuñu ko juróomi dërëm donc. mais loolu Afrique ñu bëri tey sax foofu la ñu slogan boobu la ñuy demee mais plan Sénégal émergent ay plan Nigéria émergent nangam mais c'est que loolu c'est que loolu xam nga dama moo gën a graaw yow nga toog di yaakaar ci ñi xamante ni dañ lay utiliser tubaab lu mu la jox ak loxo càmmoñ benn bu la ko joxee loxo càmmoñ da ko mën fukk dina ko nangu ci loxo day c'est que il faut ñu comprendre que ni boobu ba léegi depuis 300 ans depuis 100 ans après depuis 60 ans ñun ñu ngi lëkkaloo ak tubaab bi te amul lenn lu mu ñu jural lu am njëriñ lu dul tubaab bi moo ci gën a bénéficié wu gis na bu ñuy def accord maa yow bu ñu amee benn accord bu ñuy def maa yow maanaam maa ji bu ñuy def accord ji dafay am fukki dërëm ma am fukki dërëm loolu mooy accord maanaam kenn ku nekk mën ci bénéficié wu mais accord boo xamante ni yow économiquement tubaab bi bu ci amee 375 dina ko ci am 10 fois yow ngay soog a am ñaar dërëm waaw parce que à 12% la ba 62% suma juumul mais loolu mooy lan 12% pour léegi nag dëkk bi nga xam ne moom moo ko signé léegi nag le Sénégal malheureusement et 60% jëm malheureusement Sénégal ñi fi xeexkat yu bari daw nañ génn Awadi jamonoy Abdoulaye Wade moom moo defoon single boobu c'est-à-dire état bi da ko woo xam nga état bi ñoo ko doon woo financer affaire yi financer single yi et tout ñun xaaruñu état ñun xaaruñu kenn ñun dañuy jóg ak suñu propre moyen di xeex pour comprendre le Sénégalais yi lan mooy APE lii bu fi amee nangam ak nangam ñu ngi leen di woo ku ñëw ñun dañuy dem ku ñëwul dañuy dem. xam nga suñu discours ñun. du ñu nekk ci ay xiini xaana ñun bu ñu jógee ne géejuwaay lañ jëm avion dañuy dem géejuwaay ak oto dañuy dem géejuwaay ak saret dañuy dem géejuwaay amuñu saret mbaam dañuy dem géejuwaay amuñu mbaam dañuy waaxu dem géejuwaay c'est-à-dire kenn duñu téye man gëm nekk bokkuma ci Sénégalais yi gëm ni. mbooloo mi nañ ñëw non man doxuma ci loolu c'est-à-dire moo tax nitu dëgg nekkul mouvement wu propagande ñun gëmuñu loolu pour fi naan bon ñëw leen kii woowuñu kenn xam nga la ñuy comprendre ñu bëgg ñi nañ comprendre rek ku nekk nag boo amee sa conscience nga comprendre li toroxal sa réew la nga toog yaa xam ku mën a jóg mais appel bi ngay appel ni bokk na ci tamit sénégalais bu ko mën nga ñëw taxaw buntu assemblée nationale da ngay dégg wax bi may wax c'est-à-dire c'est très important li may expliquer c'est que woote woo mais tamit woote bi da ngay parce que da ngay bañ li doon am ak léegi nangam sangam li fi jot a jaar ak lu bëri bañ a ñëwaat c'est-à-dire non gars yi bañu amee dëgg-dëgg boobu quoi waaw c'est dama bëgg ñu comprendre que ni ñun defuñu propagande politique c'est-à-dire di wax naan non gars yi ñëw leen fii dañ leen amuñu problème ak Macky Sall man bëgg mënu ma nekk président Sénégal ñun soxlawuñu nekk président Sénégal Sénégal moo ñu intéressé dañu bëgg révolutionnaire yor ko rek koo xam ne réew mi ko ñor ñun li ñuy xeex en tant que sénégalais mooy lii nga xam ne doomu Sénégal yëpp lay lor dégg nga sentir li mu la expliqué ci meew mi te noonu la nekkee ci yeneen branche ci yeneen affaire yu bëree donc kon loolu man damay jënd gaz damay seen man Sénégal laa nekk yow borom kër nga damay seen da ngay jënd meew sa doom day naan meew mi donc loolu déjà rek donc yow loolu daf la interpellé yow
kon Sénégalais bu nekk lii da ko interpellé kon la ngay xaar boo ko comprendre rek après boo toogee sa conscience yaa xam mais ñun ñu ngi fa boo ñëwee ñu ngi fa boo ñëwul ñu ngi fa diñ ko seetaan muy am. duñ seetaan loolu diñ ko seetaan. ok mais tamit wootee ba gars yi ñëw daje ba buntu assemblée nationale donc est-ce que tamit nekkul atteinte à la sûreté de l'État. waaw xam nga dañuy faral di wax ne am na problème entre légalité ak légitimité. légalité mooy def lu dëppook yoon. légitimité mooy def lu dëppook njëriñu askan wi. lu dëppook bëgg-bëgg askan wi. donc ñaar yooyu dañuy am combat ñaar yooyu yenn saa yi ñu ànd yenn saa yi duñu ànd. alors bu boobaa nag loolu mooy am. 23 juin loolu moo amoon. c'est-à-dire assemblée nationale ñoo waroon voter. mais askan wi dafa ne du ma dem toog rek xaar man sama légitimité d'accord dama koy dugal ci combat bi. alors c'est vrai que nag bu boobaa chacun va prendre ses responsabilités. mais li am solo mooy balaa ñoo jooy ëllëg avant qu'on soit unis dans la défaite dans le malheur. ak jafe-jafe ak toroxtaange yi nga xam ne moom moo ñu nar a boole. ñu bokk ànd xeex bi. loolu mooy li ci gën a am solo. damay joxe benn exemple fin des années 70 la ñu commencé appliquer lu ñu woowee les plans d'ajustement structurel. ajustement structurel yooyu 1995 la ñu commencé lu ñu naan plan décennal de l'éducation et de la formation moo indi résultat bac yi am daaw yi. résultat BFM yi résultat certificat. 70% de taux d'échec ba ministre Serigne Mbaye Thiam ministre en fait éducation nationale ne l'école sénégalaise est une fabrique d'échecs. mais loolu fu mu jógee 1995 plan décennal de l'éducation et de la formation volontaire vacataires yi nga xam ne au lieu ñu leen di former 3 ans ñu leen di former ay 9 mois ay 6 mois. faf quota sécuritaire au lieu ñu leen di fay un salaire motivant ñu leen di fay ay fukki junni. ñooñu noonu nga xam ne instant bi may wax ak yow il y a 21 000 enseignants yoo xam ne ils sont non formés. moo jur résultat bac ren yi certificat d'entrée en sixième. donc loolu fu mu jógee yàgg na moo tax Karim il a raison de dire que xeex bi nañu jàpp ne conséquences yi on va les vivre. peut-être dans 5 ans peut-être voilà. Ouais. donc on préfère se battre nañu xeex tey ngir loolu bañ am ëllëg ngir ñuy en fait. au lieu de constater ëllëg que ndekete woo lii moo ko jur. ñi nga xam ne ils étaient d'accord avec les FMI et la Banque mondiale sur les plans d'ajustement structurel ñu ngi fii ba léegi. ñoom ak ñun ñoo ànd di naqarlu résultat bac ak BFM ak certificat ren mais ñoom à l'époque ils défendaient les FMI et la Banque mondiale. ñu ngi doon wax FMI ak Banque mondiale ils sont incontournables plan d'ajustement structurel yi ñoom ñoo ko appliqué. ñu fii ñan ñoo yore woon nguur gi jamono jooju. 1970 ba 1995 ñan ñoo ko yore woon. d'accord mais au même moment amoon na ay sénégalais yoo xam ne xëy na. Le rapport de force n'était pas en leur faveur. Ils se battaient contre les FMI et la Banque mondiale, contre leur politique. C'est la même chose aujourd'hui. Nañu fexe nag ba bii pas mobilisation bi soit suffisamment forte. askanu Sénégal nag am na lu mu ñu tàmmal moo tax ñu am yaakaar mooy bu ñu comprendre mobilisation bi tey rek mu neex. bu ñu comprendre enjeu wu APE. waaw bu leeree nañ seen bopp. on est sûr que voilà alors ñun ñu ngi def liggéey. d'accord mais voilà ci liggéey boobu ji est-ce que jot ngeen woo par exemple ñi nga xam ne ñooy parti ñi nekk ci opposition bi ñi nekk ci société civile bi ainsi de suite est-ce que jot ngeen demanteeg par rapport ak kilifa diine yi parce que Sénégal tamit loolu dafa bokk ci environnement wu Sénégal c'est-à-dire dem gisanteeg yenn kilifa diine yi ainsi de suite ak patron de presse yeeg ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñoo entouré wu ak usines yi surtout usines yi comme ni nga tuddee léegi usines yi nga xam ne ñooy defar meew yooyu noonu yëpp est-ce que jot ngeen def propagande par rapport ak ñoom. alors coalition nationale non aux APE dafa am benn programme. ci biir programme boobu loolu yëpp mu ngi ci. ok d'accord donc déjà coalition bi mu ngi ëmb ay organisations politiques ay organisations syndicales. organisation société civile. d'accord nitu dëgg ci la bokk. coalition boobu la bokk. d'accord donc loolu rek day wane ne maanaam commencé nañ def suñu liggéey. en direction des syndicats en direction des centrales syndicales des organisations de la société civile des rappeurs des partis politiques ak ñoom seen. d'accord waaye des na li nga lim loolu yëpp ci la bokk ci biir loolu instant yi ni par exemple ñu ngi dem dans les différentes communes de la région de Dakar. bëgg nañ def par exemple les 52 communes de la région de Dakar. on a commencé dinañ taseeg étudiants yi dinañ taseeg liggéeykat yi dinañ taseeg on a fait un séminaire avec des journalistes. donc loolu yëpp mu ngi ci des na liggéey bi des na dinañ ko continuer ci biir loolu effectivement la ñu def tamit le single là. bi nga xam ne moo ñu fi indi tey. donc loolu yëpp ci stratégie la bokk ñu ngi ci on va continuer. pour sensibilisation bi. parce que comme ni ñu ko doon waxee sànq quand le Sénégalais comprend les enjeux dina mobiliser wu te bu ma mobiliser rag bi en fait dina neex te njiit yi lu ñu am majorité mécanique seen yàlla mooy askan wi. dëgg la.
waaw dañuy kaf rek waaye askan wi mooy dëggal. ok est-ce que ngeen xam date bi ñu ko yóbbu assemblée wala affaire yooyu. non gars yi ñooy xëy rek ne bés sàngam woo nañ député yi dama lay jox misaalu Cameroun. bi nga xam ne c'est le seul pays pour l'instant de l'Afrique centrale bi nga xam ne gouvernement bi signé na assemblée nationale validé na. waaw guddi lañ ko def de guddi xaaju guddi. assemblée xaaju guddi la ñu convoqué député yi biir Cameroun en pleine coupe du monde ak Cameroun lu mu mel ci coupe du monde. donc faut pas exclure que Sénégal tamit d'accord maanaam gouvernement bi majorité bi def genre de calcul yooyu ne par exemple maa ngi xaar Magal Touba wala Mawlud wala genre yooyu nga xam ne tu vois un peu population yëpp seen xel day nekk ci dara ba pare ñu convoqué député yi vite fait bien fait mais on est à l'affût loolu warul la bett la may c'est-à-dire ñun déjà xoola xam nga dañ ne xam nu ko affaire waxee xoj li ko balaa ngaa lakkale waaw c'est-à-dire déjà actuellement nii bokk Moustapha Niasse président Assemblée nationale sama waa ji xam nga ni kooku mën naa def lu ne ndax ku tas sa parti ne yow xaru ñu fal la assemblée président nationale nga jaay sa ruu kooku waxuma la sax Sénégal waaye mën nga jaay leneen ak leneen tu vois ce que je veux dire donc ñëpp gis nañ Moustapha Niasse ni mu wanee ni mu tuutilee boppam ci liy xew gis nga assemblée li fay xew li nga xam ni teguwul si yoon du yoon mi ngi xew bi assemblée nationale yaa ngi koy gis tey gis nga parti yu bëri yoo xam ne instant yi nii yàqu nañu ndax loolu ndax assemblée nationale gisoo benn député bu xeex ndax yokk nañ ceeb yokk nañ diwlin mosoo gis la may seen député intérêt personnel rek ay affaire de ay voté nañu kii nii la loolu rek la ñuy wax donc tu isam la donc kon ñooñu duñu xaar dañuy taxaw temb koy fay di ko fay weer bu dee da nga koy taxawu temb dëgg la c'est très important donc moo tax léegi ji di wax ni c'est très important pour nga comprendre que ni ñu bëri naan mais est-ce que gars yi non nañ est-ce que dañuy bàyyi ba décembre est-ce que ñun xaaruñu lool ñun xam nañ ne suba ñi ngeen di xool on les a à l'œil te bu ñun tàmbali nañu bu yàgg ñu ngi dox déjà moo waral single bi ci côté hip hop bi parce que xam nañu rap day mën a sensibiliser ñu bëree bëri à travers le rap affaire yu bëri bëri nga ci mën a gérer ak saayfa yi Dakar Sendé saayfa xam nga ko donc je pense que kooku xam nga ko nekk na loo xamante ni ay jeunes talent yu bëree bëri ci lañ jaar donc ñun loolu lañu am rap lañu am comme moyen de communication wax ak askan bi wax ko ñooñu rappeurs yi wax ko seen waa kër booy ñu bind leen ay sound daje jël xaay jox leen ñu defar ay son ci yooyu ñu expliquer leen carrément lan mooy APE danger bi ci nekk gën leen comprendre parce que rapport aussi da ngay wut xam-xam parce que xam-xam boo ko amulee mënoo dimbali sa réew foog ngay gëstu foog nga am culture générale comprendre sa réew nu muy doxee donc saayfa yi tamit bokk na ci programme APE yi Dakar Sendé saayfa actuellement booy yi ci nekk yëpp déjà saayfa yi gars yi dañu génnee 100 000 francs ne booy bu gagné da nga am benn son booy def dañ lay jox 100 000 francs donc nañ bind ci comprendre booy kam moo ci gën a mën a gëstu xam lan mooy APE économie bi nu muy doxee donc yooyu yëpp day baax ci booy yi suba parce que ñoom ñooy nekk révélation au Sénégal révélation hip hop bi suba ñu mën a toog ci rajo yi wax ay débat yoo xam ni défendre le Sénégal ci yeneen cause donc aussi mun nañu xaar ngeen def porte à porte ci kër yi non loolu tàmbali na bu yàgg ok loolu tàmbali na bu yàgg très bien léegi moo bëgg ñu def mooy ñu déglu son bi bu intégral ay ñu dellu ko ñëw bon son bi nag ma expliqué ki xam moo ci nekk waa nitu dëgg la surtout Smith Amadou Ba Karim Xurum Xaax dëggal ko ci Talsman ci saay fay la génnee moom ci saay fay la ñu ko génnee rapport nitu dëgg la ak nu mu tudd sama waa ji maa ngi fàtte turu booy bon ñi ngi si ñoom daal ñi ngi si ñoom ñëpp ak illégal mi ngi si ñu déglu son bi te ñëw aywa benn tur laa fàtte moom ca yàlla suñu borom man daal maa waaru maa jaaxle dëgg mais réew mi saa boo jugee yeewu ci lal teg sa tànk ci suuf yaa ngi dégg musiba muy dalati sa kaw Macky Sall wax na ba signé APE mais sunu mbay mi ñun fa lañ jëm ak moom sunu njënd ak njaay mi ñun nan la ñuy def ak moom kon léegi ñun dañuy topp tubaab yi ba xëy dee duñ ko def bu mu njaam la Macky delloosi intérêt tubaab bi gàkk sunu loosi may laaj Afrika lu dal sunu bossi Paul Biya Ouattara Macky signé na APE nag mooy yàq sunu njënd ak njaay suuxal sunu mbay lii def ñuy rey APE nag mooy sunu dellu arrière yi dindi taxe douanière yi yombal tubaab yi frontières yi député far ci APE gas na kan wi su askan wi Poisonné s'il en est, les APE, acronyme vampirique de accord de pillage économique, trouvailles des vampires, croix de l'Europe et de l'Empire, suceur du sang des pauvres, de pire en pire, putain j'étouffe, faut que je respire. Lève-toi, marche et milite car nos élites conspirent avec les loups de Wall Street. Disons non aux gouvernants sur tutelle. Disons non à la famine au Sahel. Disons non, 1000 fois non et mettons le feu aux APE. mais am indépendance mais ni mosoo am indépendance yow fu ñu jëm yóbbu takkum sa loos bi di la ñoddi à gauche di la ñoddi à droite mais ñun Sénégal fa lañ jëm amuñu indépendance tubaab bi ci boppam sonal nañ ñu lëjal nañ ñu
noot nañ suñuy maam seeni sët ñëw di noot suñuy sët suñuy baay noot suñuy baay waaw kon ñun it bu ñu nangu ñu noot ñun nañ xool li nga xam ne mooy yoon wi ñu dindi ko tubaab yi nampal nañ ñoo namp ba suñuy wen deseetul dara. Jusqu'à quand mon pays sera en main de partout? Comme des vers, ils nous rongent, ouais, ils sont partout. De présidents, marionnettes, contrôlés à distance. Maquis, c'est une honte de fêter l'indépendance. Signer la paix rime à notre arrêt de mort. Brésil, le bas peuple te dit que nous sommes pas d'accord. Un suicide économique avec un tel accord. T'as vendu les tiens, Maquis, tu sais que t'as tort. Naxembaay wesul nga tegg sa tànk ci yoonu dëgg lu suxal koom-koom nga teg ko fee joxoo ko gëdd neew. Arab nga signé pacte bi nasaraan yëpp yam muy bu gudd ak bu gàtt bi moo du def dara ci neen daf lay tibbi ba nga jeex tàkk def la taatu neen moo intérêt tax mu bëggaat intégré yow géttarool sa mind ba kenn du la internet ndax fii Mr President fii xamuñu baale laajal le précédent. askan wi yéen lay waxal yéen askan wi yéen a ci des yéen lay waxal ndax fu ne nii toll nañ ci càppandaw ga daj dëpp gi moo ngi nii ñun ñooy buum mi ñun ñooy réewum Sénégal sunu gaal gi buñ ko xoolee dina diig te bu diggee du ñu arrangé du baax ci ñun askan wi yeewul leen te bàyyi nelaw yi yéen a ngi nelaw de. Mr Président dañu bëgg nga def sa bopp mooy APE bu jàllee lii dal sa bopp di nooy nee nañ Macky signé na ko assemblée ci des mais nag buñ ko nangoo ba kenn si mbedd mi lay des mun na ma komp ñaata at ñu topp tubaab di mar na sa xal suñu ngor ak diina wax ba lu ñu nar bu dee ni tubaab bi ngay jaamu leer na ni di nga guddee bu dee ni bëggoo jàmm nag ñun pare nañu pour dee. dafa ruslu wala si xel seloo nitu dëgg doo ko mbaal président si seloo réew mi nga soox si boo seetloo mënuñu gëm ju mel ne Cissé Lo taxaw di la coog di ñu forcer APE bi li ngay toggal Babylone moo ngi law ni épidémie rési yaa ñu gën a xam ne ngeew du def si nen bul ñu shine loo doj xajul si nen APE bi dum ko nangu mission la pour ñu sanku du pont la dem ba gaañu si bokk budget bi daanu kaay ma gën la noot di satoo ko fenn doo ma tëgg mboot nii tu dëgg bañ na mënuloo bawuloo yaa ngi yàq réew mi dirigeant rigolo yaa ngi nelaw seen bi on veut pas des APE signe pas na xaate la lenn rek laa am ci lu ma ciy wax lu ma ci yokk lu tuuti yéen waa assemblée nationale yéen ñi nga xam ne yéenay tamponné yéenay signé yéenay nangu ji nga lii bu fi xante APE bi na xant foofu noonu assemblée rek lu raw 23 juin la ñuy def ci réew mi dinañ tàllante kon ay yamb ci dëkk na fa romb rek na fa xand rek ngeen def ko yéen ba ngeen signé ko ñu signé leen. mais da ngeen tëkku ah. waaw. tëkku ngeen député yi de. mais xam nga damay gis nga député yi ah. waaw ay oto 50 millions lañ leen jox. oto yoo xam 50 millions la jox xam nga ñaata député ñu am Sénégal. 150 députés la may wàññi loolu ñaata la ci xaalis. bëri na de. salaire yi xam nga ñaata la. bul sonn xam nga salaire député mooy loolu. moom kay daa bëri. voilà déjà xola dañ leen jox essence. jox leen oto. xam nga pour lan. pour ñu xeexal askan wi. waaw c'est-à-dire ñoom dafa am rôle bu fondamental bu rôle bu doy waar bu am doole boo xam ni ñoom dañ ko yor boo xam ne moo mën a dimbali réew mi. dëgg la. mais nit ku nekk gis nga nit da nga am sa aqulaay taala mooy conscience mooy ñun lu bëri loo xam ne moo ñu taareel Afrique xam nga lan la ñàkk conscience nit da nga am sa loo xam ni da nga koy jox ma def xaalis boo koy lekk war nga xam ne li ngay lekk nii dafa am noo ko war a représenté xam nga tey li dal Sénégal ci affaire yu bëree bëri ci ay mouvement yu war ak ay problèmes yooyu gis ay nit yu jóge ay ONG yu jóge fee këpp gaay xaalis ñu ñëw wan ginnaaw nga gis affaire Illuminati dara safu la si xam nga amoo diine doo xeexal sa diine doo wax dara sëriñ si sax doo gis benn sëriñ bu toog sax ne day wax sax ci li nga xam ne Macky Sall wax na ko ci affaire voile wala dara gisoo ci kenn ko prononcé wu ci li nga xam ni mi ngi dal ñuy yàq deru islam partout dans le monde te yow nga ni kilifa nga wala yow nga ni jeune nga leader nga boo xam ne sa réew ngay xeexal ci réew mu mel ni Sénégal nga xamante ne mais yow àndoo ci affaire voile boobu mu interdit waaw yow man loolu man xamal la laa jàpp ma xam ci la laa ànd mooy mu fexe ba maanaam dafa am priorité voile yooyu boo xoolee Sénégal dañ ne 95% de musulmans la waaw te boo xoolee 3% ñooy muuru ci gel yi 3% déggoo ma de donc man je pense que li am solo mooy ñu wax naka dund gi naka lañ ko mën a lijjantee APE yi kat ñuy signé nañ xool kat naka la ñuy def ba jëlee fi ba xool économie Sénégal mën a dox te tubaab bi du ci am dara ñu fexe ba mën a liggéeyal suñu réew loo xamante ni moo ëpp solo loolu parce que xam nga lu tax affaire religion dafa sensible c'est des choses yoo xam pour man loolu du priorité
xam nga lu ma am solo ñu ngi dañu bàyyi seen gëm-gëm ku nekk la nga gëm nga dal mais tamit affaire terrorisme côté boobu moom dañ ci doon dugg ni rek pour brosse xam naa ne bu ñu toog maa di wax bu soo duñu fi jóge nañ ko bàyyi dañ ciy brosse rek sànni fële donc ji léegi ak Karim Xurum Xaq donc li ñuy def mooy dañuy xool askanu Sénégal ñoom tam naka lañ déggee APE ak lan lañ ciy pare donc ñu ngi leen di xaar seen kaddu ci 88 628 84 84 88 628 85 85 wala boog 88 628 86 86 ñi nekk ca bitim réew di ñu déglu via le net mun nañ def 00 221 33 841 21 40 sur Rewmi FM 97.5 et sur www.rewmi.com donc mu ngoog tey ñu waxtaanee mbirum APE sénégalais bu ci nekk naka la ko déggee est-ce que appel bi te pare ngeen comme ni ñu ko waxee boo leen ko signé ñu signé leen. député. mais la c'est très important dafa am ku ma laaj quoi ne ma APE lan lay signifier. waaw xam nga ma ne ko accord pour mu leeral ko rek accord partenariat économique. xam nga donc c'est très important pour gars yi comprendre ko quoi. aywa ñu jël premier auditeur bi allo. oui. allo. allo ñu ngi siyaar de. yal na yàlla nangu ziar. lépp jaam ah. alhamdulilah. waaw mais Karim Karim lu mu wax lañ koy dëggal de. waaw dëgg bu rëy nga la wax. xam nga am na loo xam te nii mooy loolu quoi nu mu tudd sax Lamay. waaw li ma la waxoon démb rek. xam nga la ñuy ñaan am président boo xam ne sénégalais la quoi. am président sénégalais amaguñu président sénégalais ba léegi. day grincé nag quoi. ba léegi. amaguñu président quoi. ndax boo xoolee Senghor. tubaab bi moo ñu ko dénkoon quoi. moom mu yor ba doyal jël jox Abdou Diouf. xam nga mën nañ ne 2000 la ñu am président. xam nga ak 2012 quoi. ok loo xam ne ñun ñoo ko faral suñu bopp mais ba léegi président boo xam ne sénégalais la amaguñ ko quoi. ok te lii la ko Karim wax dëgg la waa gis nga tubaab bi buñ leen toppee kii la ñuy jël lu mu tudd sax seen la ñuy jël tax ko suñu bakkan yi quoi. di ñuy xëcc si yóbbuñu fu leen neex. dëgg la mooy loolu daal xaaral mbaa yeneen gars yi dugg si biir. jaajëf ñu ngi rafetlu daal affaire yi. aywa ñu ngi koy bëggee bu baax a baax 88 la 628 84 84 88 628 85 85 88 628 86 86 mbaa 00 221 33 841 21 40 tey gannaaw xokkatal bi et tout député yi ñoo ci des. mais président moom signé na. te donc mun na am influence. mais yéen daal seen appel yëpp mu ngi jëm ci askanu Sénégal allo. allo waaw Lamay. oui. naka moom. sant yàlla bu baax a baax. maa ngi direct ok man la Big Ron. Big Ron. yeah. ok. ok léegi daa am lu mu bëggoon a wax quoi. xam nga Sénégal. ñun ñëpp ñoo ko bokk. dëgg la. xam nga ñun ñëpp ay Sénégalais lañu. xam nga kon. war nañu yéenante ku nekk jàmm ak salaam quoi. xam nga man Karim yàgg naa koy déglu. allo. dem na. 88 628 84 85 85 88 628 86 86 00 221 33 841 21 40 donc tey ñu ngi doon waxtaanee ci li nga xam ne mooy mbirum APE accord de partenariat économique donc li ñu ci waxtaan yëpp mooy. donc bés bu signé nañ ko moom président moom signé na ko pare ñi ci des mooy ñi nekk ca pencum ndaw réew mi encore une fois pencum ndaw réew mi. pencum ndaw réew mi. léegi boo xoolee rapport yi ñooy député yi ñoom ñooy député. allo waaw ça va na nga def. sant yàlla. waaw. Mbow na nga def. allo sant baax a baax. bisimilah. Karim lay laaj quoi. tere nit ñi muuru. allo. waaw maa lay dégg. waaw tere nit ñi muuru. ak bàyyi góor jigéen ñi nekk dëkk yi ban moo ci gën a araam. maanaam tere. li ci def mooy. mais tere góor jigéen ñi ak lan. waaw ak lan. vas-y maa koy. xaw ma sol bu gàtt gi dama war a tere xaw ma dama war a tere renouvellement ñuy jaay seen bopp ndax su ma sa bopp ku ci jox sa carte bi nga jaay sa bopp boo ngeen def war na la ko. kon li nga war a xeex dëgg dafay muuraay. man nag ma la fan mais xaw ma la mais fan naa trop ndax li ngay wax lépp dafa dugg te bu li ngay wax ci xol li ngay jógee ci xol jëm ci xol rek daal di dugg. gën ngeen a jàpp ci gën ngeen kii fu ngeen wootee di ngeen ko muy ñax ci borom. dëgg la. parce que ñun ay xale lan te ñun amul fenn xam fii ñun amuñu benn passeport amul fenn ñun fii lañ xam fii. dëgg la. kon nag yéen ñu mën a jàpp yéen ñu wax bu ñu waxee ñëpp dégg ko. tey lan ngay dégg ci mbirum APE. xaw
xaw ma dëgg li ci nekk de waaye da nga waxee laa xam ne du baax parce que yow réew mi xam naa ne réew mi yàgg naa laa seetaan fu ne xam naa ne doo wax luy gaañ réew mi. moo tax ma xam ne su ma tëddoon di nelaw sax ni ma dégg nga ni baaxul dinaa xam ne baaxul. ndax doy nga ma te yaa ma gën a doy suñu politiciens yi. barke Sëriñ Bamba du référence. rawal parce que li ñu def nii non baaxul. dëgg la yal na sunu moom mosul ci yal na xëy gën a ñëwaat daal. dëgg la jërëjëf àdduna dafa dox réew mi am borom quoi. jërëjëf incha allah. non ko xel bi jeex na trop trop mais yal na yàlla dafa jàmm yéen. jërëjëf defal ko Sénégal yëpp jàmm. war a tege dëgg. allo dem na 88 628 84 84 88 628 85 85 88 628 86 86 dina wax ne tey waxtaan bi mu ngi jëm ci mbirum APE bi nga xam ne président wu réew mi jamono jii ni moom signé na ko ba pare ñi ci des mooy ñi nekk ca pencum ndaw réew mi donc li ñuy bañ nag mooy mu egg parce que bu eggee bokk na ci li nga xam ne dina daan économiquement parlant suñu réewum Sénégal donc as tuut li nga xam ne moom lañ jot a am di ko cappal sax dootuñ ko amati. donc fii ak juróom benni at ba fukki at si lañ koy yëg maanaam mën nañ ko signé léegi mën nañ ko bañ a yëg mais fii rek ay at si kanam si la ñuy yëg carrément ni defoon nañu erreur maanaam def nañu erreur ca dévaluation bañ dévaluer mais ci saa si yëguñ ko. mais juróom benni at lañ yëg ni. vraiment def nañu ngan di erreur. dafa doy waar. te donc nag noonu la demee encore par rapport ak APE yi nga xam ne. moo tax ñu waxtaan tey allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ñu ngi siyaar. waaw ñu ngi doon siyaar bu wér. jaajëf. Baye Fall bu deuxième souffle. Baye Fall. bu deuxième souffle. bu deuxième titre. deuxième souffle. waaw. waaw yow wala boobu. naka waar. sant bu wér a wér. jaajëf deuxième souffle yow moom xam naa ne fu mu toll nii bu ñu signé APE xanaa kon quatrième souffle nga jëm. waaw yow loolu suñu bakkan lañ ci teg. bëri yàlla yooyu du ñu wéet ci xeex yi. jaajëf damay ñëw gala ñaar yëpp ñu koy waajal. wax leen ne leen xam nga ñun Sénégal moo ñu ñor quoi. dëgg la. am na loo xamante ne waruñu ko seetaan. parce que bëri na suñu morom yoo xam ne dañu génn réew mi dem wuti. ñun ñu toog fi gëpp ne que ñun ñoo mën a defal suñu réew quoi. kon waruñu nangu lenn luy lor ñu koy teg ci réew mi quoi. parce que ñun ñii dañu am ay tool ci àll bi dañuy bay. te ci tawam bi lañ nekk yaa ngi dee. kon am na yoo xamante ne tey waruñu ñu ko xañ quoi. mais waruñu nangu tamit ñi ñuy jiitee di def ay erreur ñun ñuy toog di comprendre yu bëri quoi. am na loo xamante ne ñun dañ ko war a xeex dañu war a booloo ñun jeunesse bi comprendre nga. ñu ngi dégg waaw. voilà dama bëgg góor yàlla yooyu noonu nee leen dina am ñu ñëw renforcer leen ñun ñu ngi koy waajal. parce que benn yoon boo xamante ne dinañ nangu ñuy voté quoi que ce soit fii ci Sénégal te ñun ay sénégalais lañu. comme ni ma la ko doon waxee nous sommes fiers des sénégalais te ay sénégalais dëgg lañu quoi. xeex boobu noonu dinañ ci taxaw. incha allah maa ngi rafetlu nag affaire bi quoi di bëggee góor yàlla yooyu. jaajëf góor di leen wax ne leen mooy loolu quoi Sénégal lii rek la quoi. dëgg la. luy lore duñ si dugg. ok jaajëf. merci beaucoup. aywa. donc lan la ñu mën a dolliwaat par rapport ak les APE donc comme ni mu ko waxee donc ñu jël kii ba pare allo. waaw ok. allo ku baax na nga def. maa lay ziar na koy tey. sànq maa woote woon quoi. mu dagg waaw. alhamdulilah dama la wax. xam nga Sénégal. dañoo war a bàyyi chaque jour ay mouvement. xam nga. fekkente ni yéen bëgg nga si wan seen réew. dina ñëwaat li nga bëgg wax moom foog nga wax ko. waaye parce que mënuñu wax li nga bëgg wax lan la. waaw dugaatal rek wax dëgg yàlla li nga bëgg wax moom xamaguñ ko. non bëgg naa mu wax li mu bëgg wax. allo. ndeke la noonu. allo. allo oui. oui salaamaaleykum. waaleykum salaam. naka mu. sant yàlla. jaajëf waay. jaajëf pharmacie ñu ngi lay ziar émission bi rek. jaajëf te. jaaraama. bon xam nga aussi benn affaire man dama gis ne kay suñu dëkk bi day gën di métti quoi. avec maximum dañu naan dara du sax. pharmacien. oui. nga wàññi sa rajo bi s'il te plaît. wala nga sori ko. ay sa dugay mooy loolu. voilà. allo. bisimilah. waaw ndax xam nga booy seet benn instant comme suñu président gëm nañu ne tubaab yi ñoo ko fal. donc ça veut dire que dañu ne benn marionnette ñam. bu mag. léegi ñu ngi tudd ndax le problème maa nekk man lu ma mënul d'accord le fait que mu wax ne góor jigéen ñoom ko ci réew moom lu neex nañ ko def. waaw kon nag dans ce cas moom dafa war a bàyyi ko femme poids yi mooy comme ci benn pare ñu doon si mën a wax
am gis ndax man pour man li dernier moment la quoi am na lu bëri ñu si war a régler te defuñu ko kon yéen war nañ ko mën a xoolaat quoi wax dëgg fa yàlla avec ça moom Sénégal ne va plus ok merci waay rafetlu naa émission bi tamit jaajëf la pharmacien wala may am na lu bëri yoo xam ne nag vraiment bëgg naa si wax mais malheureusement émission bi du loolu sax ci APE la ñuy wax ci APE bi la ñuy wax loolu rek la mais am na leneen méthode mooy loolu dinañ yaatal leneen ak leneen mais comme que tey jii nii dañoo bëgg sénégalais yeewu par rapport ak les APE que nii dafa tax parce que comme ni nga ko waxee li xew Cameroun comme ni ko gars yi jékki-jékki dem voté mooy li mu wax tey Sénégal fàtte nañu bëri fàtte nañu référendum bi sax xamatuñ sax date bi te waxoon nañ date bi tey ko wax tey fàtte na ko pays bu ñuy wax démocratie moo fa am mais république la pays bu mel ni Sénégal ñi ngi 2015 aywa allo ok ñu jël ko Papa Lamay oui ça va Mané bu Fata Mané bu Fata na nga def yaa ngi si jàmm alhamdulilah mais nuyu naa Karim bu baax Mané bu Fata na nga def maa ngi fi mais xamal maa ngi déglu naa leen bu baax Macky Sall leen dama yaakaar ne tey bu fekkoon dina am 10 ans suñu gëm yàlla dina wàññeeku mais heureusement nag benn mandat om bi seul si la yem incha allah parce que ku mun a wax ne doo jigéen sa yoon nekk si nit lu mu muuroo nga war ko mën a bàyyi mu dem dëgg la bu fekkee tamit yaakaar ne terroriste bi ñëw fii daa wax ak Youssou Ndour bi nga xam ne day détourné ay mineur def leen ay waykat yoo xam ne tey jariñu dara joxe ay potu gâteau yoo xam ne gâteau rek moo tax mu di ko joxe parce que xoolal jigéen moo xoolal c'est-à-dire déglu hip hop li moo ci garaaw gis nga philosophie bi maana yor est-ce que gis nga bi maana fi mu taxaw donc lii moom day déglu hip hop si sa bu déglu hip hop la donc man je me dis que ni pour man dafa am loo xam ne c'est très important c'est-à-dire ñun hip hopeurs yi ñun rek ñoo mën a dimbali xale yi ñu maana mii man leer na ma ni soo amee 20 ans amagul 20 ans lu ma leer la xam naa ne xale la musuma ko gis de mais xam naa ne xale la donc te gis nga mi day comprendre c'est-à-dire il faut ñu comprendre il faut ñu dimbali suñu jigéen yi bañ leen ñu bañ a tardé ci yaa xam te nekk staru télé teg ay greffage buy lang ba ci seen xottu daat yi xeesal teg ay wee nekk ci monde boo xam ni lépp affaire tubaab la allo waaw la waay maa woote woon léegi waaw ngir yàlla eggal waay waaw damay yegg ay jë bismillah xam nga Karim man yàgg naa koy déglu quoi loolu yàgg naa xaw ma soo je pense que ay 7FM xam nga doon rap nice di rap nice xam na ni mën na rap dëgg la mais nag xam nga man instant yi dama gis ni da nga bëgg jël sa bopp quoi dugal ci li nga xamante ne xamoo ko pour man déjà yow man pour man nit balaa ngay créer di def benn action foog nga am yenn bagage intellectuel xam nga en plus tamit yow président tey su nekkante da ngay nekk di clash ay président xam nga da nga war a xam maîtriser loi yu bëre nga maîtriser sa bopp balaa ngay dal ay président xam nga parce que yow tey jii nii yow xeex bi ngay xeex lépp man xam naa ne di wéet nga ci quoi parce que yoroo bagage yi nga xamante ni war nga mën a taxaw nga xeex loolu te man lu ma lay wax bëgg la moo tax ma lay wax loolu quoi dëgg la parce que dama yàgg di la déglu affaire yooyu tout ça ñëpp a yam mouvement yaanaa maar ak ñu njëkk parce que ku nekk sa intérêt ngay doxal tey man xam nga ku ci xeex ba mën a siiw commencé ngay tukki yor sa xaalis kenn du xam foo jëlee xaalis xam nga mais man Sénégal ñu ñëpp ñoo ko bokk xam nga lu wax kon tey jàmm moo daanaka wax na de mais yëpp pareegul de moom egg na cette fois on comprend on a bien compris mais su jeexul tamit mën na dugaat ñu ngi koy xaar si cette fois ci moom on a bien compris parce que mooy li ñuy wax que ni est-ce que sénégalais yi moom fu muy waxee dëggantaan mooy par exemple ngay wax ci yu bëri ay APE di wax ci président bi di wax yenn kii xam naa ay marionnette ba muy ngi koy tuddee ak affaire yi ay droit lay wax quoi voilà donc est-ce que li la ci mën a fekk ci ay daan est-ce que xam nga ko affaire yi demee noonu donc offense bi ngay def ci président bi quoi foofu lay waxee exactement que ni offense yi ngay def ci président bi yu bëri quoi c'est-à-dire la may xam nga dañu nekk ci benn affaire bu doy waar quoi loo xamante nii buñ ko signé bu ko Assemblée nationale approuvé Sénégal dina toll foo xamante ni day ñàkk lu bëree bëri ci réew mi moom moomu di wax dina ko sonal ko seen biir kër sonal seen waa kër donc je pense que donc am na loo xam ne pour man nekkul affaire de personne quoi c'est pas la personne de Karim moo am solo man pour man li am solo mooy ñun lan la ñuy combattre suñu discours lan la ak fan lañ jëmale wax bi quoi mais est-ce que confiance boobu mu ngi fi ba léegi par rapport ak moom bu ñu ko déggee fu mu waxee nañ jël kii ba pare allo salaamaaleykum yàlla ziar bu baax a wax ça va alhamdulilah waaye sa waa laa wax rek mën nga yëkkati baat bi ci kaw tuuti man kilifa diine yi kilifa diine yi am na yoo xam ne seen yoon nekku ci su lay wax yéen kilifa diine yi suñu waxee ngeen war a dem ci jàngi tey su soo bi nekkee ngeen seen diine dana war a wax suñu duggee ci politique bi ngeen leen sore leen ko lii di seen yoon
yéen kon léegi ban position fan lan taxawee ñoom. li ñu wax ñu ngi koy wax ci jàkka yi jumaa yi ci màggal yi ci daayira yi. nga léegi léegi lan moo leen neex da ngeen dëgg. waaw am na loo xam ne gis nga si kenn ko sa métier nekk ca. soo dee politique nga dem politique yi. nga xam ne li yow lii mooy sa wareer. diine nag mu ngi fi. ñii Macky Sall Abdoulaye Wade suñu borom nee na maa koy aaral sama bopp. kon keneen ku bëgg a taxaw défendre loolu da ngay xam sa bopp. dëgg la. affaire yi muraay bi ñu aaye. Mohamed bi muy génnee Màkka ba duggaat. naari na ko léegi da ngay signé doo ko duggaat. te doo signé Mouhamed Rasulullah. dafa signé Mouhamed Ibn Abdallah. kon Macky Sall li mu aaye nii man dama jàpp ne ci diine ji la bokk quoi. parce que tamit am na loo xam ne boo ko defee du nga xam ne góor jigéen nga du nga xam ne naa fekk nga du nga xam ne lan nga. da nga war a mel ne comme yéen ñi toog foofu noonu di wax. ëllëgee mala su jaaree fee ñu ne kii moom la. man sama jaaree ñu ne kii moom la. ban kilifa diine allo. allo ñu ngi lay dégg ñu ngi lay dégg bu baax. ban kilifa diine la nit. allo. ñooñu di muuroo noonu ban kilifa diine la ma ko gis. wax nañ ma ko suñu ko xamee. dégg nañ ko bu baax la wax ko mu téewaat affaire yi wax micro bi. jërëjëf 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 jërëjëf. rafet na jërëjëf. donc bëgg naa tamit ñi wax par rapport ak APE yi donc ci la ñuy waxtaan. merci beaucoup mooy li nga xam ne donc moo nar a andil Sénégal ay loraange bu ñu déggee bu baax a baax président Abdoulaye Wade moo ko njëkkoon bañ ci gouvernement am lañ ko bëggoon andi donc moom bañ na ko. ba tëdd si naaj bi. amul ba nguuram jeex. donc nguuru président Macky donc moom signé na ko. te donc li ci des mooy assemblée nationale. te buñ ko approuvé par rapport lañ déggee waxtaan bi yëpp arrangé wul Sénégal 25e position bi nga xam ne moom lañ nekk ci adduna bi yëpp ci côté pauvreté. donc xam naa dina gën a métti allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Ba ñu ngi ziar. yàlla na yàlla nangu ziar. waaw naka liggéey bi. sant yàlla bu baax a baax. waaw mais nos félicitations. jaajëf. vraiment ñu ngi dégg contribution yi quoi. ñu ngi sentir aussi sa engagement ci dëkk bi. mais xam nga rek bon dafa am question yu mu bëggoon laaj quoi. bisimilah. xam nga politique dafa xaw a délicat quoi. léegi yow face xam nga au nouvel ordre mondial bi ñuy wax. parce que boo xoolee APE yooyu yëpp foofu lay jëm. fa lay dellu de waaw. xam nga mu bëgg la laaj yow tey lan mooy sa xalaat pour contourner ko quoi le nouvel ordre mondial. xam nga et puis yow bon fan nga jëm quoi. ok comme ni ñu lay déggee neex yow lan mooy sa stratégie pour maanaam génn ci dëkk bi. ci ab politicien la. comprendre nga. ok loolu leer na li nga wax sa dafa délicat quoi xam nga. sa laaj leer na nit dina def loo xam ne nii. maanaam il est contraint. te tey bu ko jéemee déjouer rek. xam nga day sonal askanam quoi. comprendre nga. comprendre nga. waaw ñu ngi lay dégg bu baax. xam yow moom sa xalaat quoi. ok jaajëf. mat na. je crois que loolu la d'abord fi may njëkk répondre la may mooy sànq li waa ji wax quoi affaire ay bagages intellectuels ay droit bon dama koy wax rek ni ko man dafa am lu ma gëm. loo xam ne ma ko gëm quoi dama gëm ni tey Sénégal fi mu toll. am na loo xamante ni Cheikh Anta Diop daf ko wax Cheikh Anta Diop dafa ni man Cheikh Anta Diop man moom laay gëstu man mooy sama live si man lu ma am si xam-xam ci liir Cheikh Anta Diop laa ko teg ak ci lijjanti dama nekk koo xam ne damaa sob damay jàngal sama bopp. Cheikh Anta Diop dafa ni jàng du wees. mu ne ndaanaan yaa ngi ci géro bi. te Cheikh Anta Diop ñëpp nangul nañ ko ni kilifa gu mag la ko am xam-xam bu wér la loolu kenn sikki saakoo ko. léegi nag problème bi mi ngi dépendre si kii wax kan la ndax neex na la ndax dafa am kenn ku am problème fee mais Sénégal dañu war a bàyyi di attardé wu ci ay détails di xool kii lan lay xeex lan la li muy wax lan la ak ban njëriñ la amal réew mi c'est que loolu moo am solo. man damaa jàpp ni kenn rek laa du àndal la may ci xeex kenn rek muy góor jigéen. man ku ñëw ànd ak man ci xeex ma ànd ak yow ba mu des góor jigéen. parce que xeex boo xam ne day doxal réew man dama ciy ànd ba mu jeex ba mu des góor jigéen. xeex boo xam ne day gën a renforcer diine dama ciy ànd ba jeex donc je pense que li ëpp solo tey boo xoolee ñi fi gën a jàng ba yëy kayit yi ba jàng ñoo taral Sénégal tey ñoo ko taral loi yooyu mu wax droit yooyu ñi nekk université di def droit am na si ñoo xam ni droit yi français yi ñu ci bind sax français yi dégguñ ko. français yi créé droit France foofu Molière dictionnaire bi dégguñ ko quoi. c'est-à-dire nit booy wax dara da nga koy maîtriser nga gëstu ko. man du ma wax lu ma xamul. ci lu may toog di si développer rek dama koy gëstu ba xam ko ba maîtriser ko. soog si toog di wax donc kon nañ xool lan mooy fan la ñu APE jëmee. ñu ngi waxtaan si lu am solo. mu nekk benn point boo xam ni dafa c'est dangereux te ñu ngi koy négliger. donc je pense que donc bul xool kii wax kan la ak kan la amul problème lan la wax non lan lay wax ak lan lay jëriñ réew mi je pense que loolu moo ëpp solo quoi. loolu moo ëpp solo allo.
waaleykum salaam waaleykum salaam. ñu ngi leen di ziar. yàlla nangu ziar. Lamay naka yitte yi. gërëm yàlla bu baax a baax. di wax ne ñu ngi déglu waxtaan bi. comme ni ko Karim waxee rek. nit ki bul xool li la sa réew di jëriñ da nga war a xool da ngay jëriñ sa réew. wax bi muy wax. bu kenn xool ndax Karim la concerné. kooku di posé question di laajte ndax moom xam na lan moo ko ci mën a fekk ak lan moo ci nekk kooku wax ji da ko engagé. ndax Sénégal la ko ñëpp. Karim woo nañ ko ci xeex boo xamante ni benn dëkk bu lakk à 330 kilomètres de Dakar. mu jël 2 jours ak Djiba bi booy ak yow moomu. mu dem ba màkk bi. dem di fa teewali ay doomu Sénégal yoo xamante ni dañoo sonn ndax dëkk bu lakk ba jeex 3 personnes faatu fa ñu ñàkk fa alal bu bari. Karim moomu ci lijjanti ci doxam man maay seede loolu tey Sénégalais yëpp dina dégg ci antenne bi. kon du li mu doon def lu baax loolu di ko yóbbu màkk guy jël oto frigo déplacé ko Dakar ba màkk guy wàccee ko muy ay bagage ba mu fees benn di moitié conteneur Karim nit dëgg def ko kon bu taxawee tey di wax fii ak ku ko mënti xeex ak ku am loo bëgg di rendre di am looy fayantoo wala ñu yebal na ngay wax yenn wax yi soxloo ko ci émission ku bëgg nit bu nekkee ci émission la nga koy yedd da nga koy woo ci kër nga yedd ko ne ko lii ak lii ak lii wala nga seeti ko. débat bi Sénégalais yëpp la ñor Karim combat nag boo ci nekkee di nga gis lu ne. waaye bul tiit bul ragal kuy xeexal dëgg doo ragal doo am tànk ginnaaw te lépp loo xamante ni ci yoon bi nga nekk dama lay ñaanal. yàlla dimbali la ci daraja Sidina Muhammad. jaajëf jërëjëf Karim. Babs wuy ma balaa ngaa dem Babs. waaw Babs la mooy sa xalaat si APE yi nan nga gisee APE yi ak yow ban lan nga ci mën a wax Sénégalais yi. non xam nga rek pour man at yi. mais yow da ngay andi ay bagages yi yóbbu de. non yoruma ay bagages yi léegi li ma la bëgg a wax rek mooy dégg naa waxtaan bi. l'essentiel bi li ma bëgg a wax rek mooy loolu. je pense que su fekkoon ne ànd naa ak at yi bi ma waxee nii. wax nag bu defee si nag bu koy déglu war a wér. dëgg la seen borom xel. loolu dëgg la. voilà. jërëjëf kooku Babs VIP ñu koy bëgg bu baax a baax mi ngi wax collecte de dons bi ñu defoon màkk guy benn village boo xam ne mi ngi nekk ay kilomètres mais nag malheureusement benn 2 minutes 3 minutes moo ñu dese. pour ñu tàggatoo maa ngi jégalu pour ñu nekk ci ligne bi donc dinañ wax ni dañoo war a defaat beneen tour de table pour ñu xamalewaat par rapport ak ñu doon wax temps ji. donc nga boole koog seen dernier mot ak message bi nga bëgg a lancer pour bépp sénégalais boo xam ne mu ngi lay dégg ci par rapport ak APE yi. dafa doy ci àddina bi rongoñ ak deretu baadoolo yi di siim cere buur. buur mooy ñan mooy réew yi nga xam ne ñoom ñooy les pays développés. baadoolo yi mooy ñan mooy réew yu mel ni réewu Sénégal ñi nga xam ne ñoom la ñu jëloon jamono njaam ñoom la ñu coloniser woon ñoom la ñu appliquer les plans d'ajustement structurel ñoom la ñu bëgg a appliquer tey d'accord li ñu woowee APE dafa doy suñu ñàkk ak suñu deretu askan. saay bu Europe nekkee ci crise nekkee ci jafe-jafe ñun ñëpp dégg nañ li xew Europe Grèce Portugal Espagne crise bu métti bi fa nekk donc APE bu ñëwee tey dafa am ne crise boobu la ñu bëgg a saafara dafa doy nag dafa doy ñun ci tànk boobu la ñu nekk waxuñu opposition waxuñu pouvoir ndaxte ñi nga xam ne contre nañ APE am na ci waa opposition am na ci waa pouvoir am na ñu nekk ci parti politique am na ñu nekk syndicat yi am na ñoo xam ne ay personnalité indépendante la ñu ñooñu la ñuy waxal di continuer waxal ak yeneen sénégalais yi nga xam ne mbir mi leeragul d'accord te ragaluñu waxtaan ak ñi nga xam ne am nañ ci beneen gis-gis d'accord li ñu jàpp mooy réew mi ñoo ko bokk war nañ ko waxtaanee waaye def ni président Macky Sall ak ministre am yi di bëgg a signer loo xam ne ñu ngi koy yoot di ko def ci suuf bëgguñu sax mu jëm kaw loolu li muy firndeel rek moo di ne
li ñu nar musiba la ci ñun. dinañ si ñëwaat bés bi suñu jàppee date pour dem ci assemblée pour signer ko fa du ñàkk ñu toogaat fi ñu waxtaanee waat ko. jeudi incha allah à partir de 16h. ji dafa am conférence de presse boo xam ne dañ koy def pour wax programme bi nga xam moom la ñu teg. jeudi 16h waaw fan la ak coalition. 16h30 ñu ngi koy defee. forum social sénégalais waaw forum fële ci centre de bopp. centre de bopp ci forum bi foofu. di wax gars yi que Saifa yi aussi ñu ngi invité rappeurs yëpp ñu teew di invité bépp jeune boo xam bëgg nga aussi yokk sa xam-xam ci Saifa bi dañ ci def ay waxtaan ba pare ay thème aussi ci wàllu APE ci wàllu économie Sénégal concours bi aussi bi am ci Saifa bi tamit dañ ci def concours boo xamante ni gars yi dañu lijanti ku ko gagné 4 fois am 100 000 francs ak rapport yoo xam ne dañuy def ay sound déjà son bi nii dañ ko war a vidéo ñoom calibre ñoo si nekk mouvement bu nit dëgg yeeg coalition bi et tout donc ñu ngi teg programme yoo xamante ni déjà Saifa bi dimanche dina am dimanche mi nga am benn tali lay am donc si coalition no APE bi ak li nga xamante ni moom waa benn tali ñoom ndeysaan sama gars maa ngi bëgg baax a baax ñooñu sollicité ñëw ne dañ ko bëgg ñu teg ko foofu donc fa lañ koy teg dimanche inshallah donc ñu ngi woo Sénégalais yëpp ci li nga xamante ni benn contact boo xam ne Sénégalais mën nañ leen woo pour ngeen jox leen plus de renseignements par rapport ak APE rapidement APE da ngay def 77 non ji joxal contact ji joxal benn contact numéro exact la am na ñoo xam ne mën nañ bëgg a dugg ci kii bi mais 78 116 98 66 116 98 66 nga jiital 78 d'accord yow sa jàpp si combat bi nag xam nga mooy sound bi nga xamante ni je pense que message bi leer na si trop amul benn problème xam naa la donc ñu lay ñaan rek anta xam nañ sa combat anytime sa engagement xam nañ ko donc saaka wuñ ko quoi li ñuy wax rek mooy nga jàpp si xam ne yow tamit ku nekk ci la nga nekk si nga mën a xeexal sa réew mooy wax gars yi rek ñu bàyyi Karim Xrum Xax bi ñuy calculer te xool ñun Sénégal lu ñu ñor quoi jaajëf merci beaucoup ci képp aywa yàlla mi borom jàmm ku mu jàmmarloo yàlla yàlla defal jàmm sàmm ñu sàmm leen borom bi defal seeni mbir defal suñuy mbir te def dara ci suñuy poste di ñaanal suñu woy dawlo yàlla yërëm leen xara leen àjjana te yéex ñu caabi féeti ginnaaw di leen ñaanal jàmm ak salaam fa ñu nekk borom bi sàmm leen ba génne leen musal leen ci li nga xam ne moo nar delluwaat ci biir kaso yi bés bi ñu génne ñu tëdd seen hôpital yi mbaa ci kër yi te tawar di ñaan suñu borom bi saafara leen seeni tawar bañ delluwaat seen activité normalement képp kuy jóg di uti nga nekk sa réew baa nga nekk bitim réew sa xol yaadul jalaali wal ikran yaa salaamu ci àddina wërgal këpp rawatina suñu réew muy Sénégal moom li ñu ñaan suñu borom bi mu defal ñu ko ci barki Mawlana Cheikh Ibrahim di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér moom Cheikh bi Baye Mamour Insa pour tout renseignement complémentaire fi nga jaar ngeen jokkoo saa su ne xam nga ko info@galsen2013@gmail.com www.facebook.com/bañlal mbar ngi jokkoo ci 731 11 13 mbaa 060 80 80 Omar Bun Khatab Gueye moo ñoo toog yaatal xibaar yi ci kàllaamay ko ci bar ma ànd ceeg yéen ba 17h30 quant à man demain la 14h jàpp 16h ci beneen numéro Top Jolof à demain inchallah peace and love I'm out